ma ne ko je ne vous reconnais pas comme mon juge yow parce que vous êtes un juge faible malléable à la merci de tout ce que je viens de citer te li ko wane mooy dossier 94 milliards yi nga xam ne man maa ko dénoncé tu l'as classé sans suite te jamono jooju OFNAC def na un rapport de plus de 50 pages ne Sonko a raison sur toute la ligne on n'a qu'à poursuivre ces gens-là kon yow matoo pour mën a bu instruire dossier bi mu ne dafa jóg taxaw ne bii moom du ma ko bind ma ne ko di nga ko bind 20 minutes ñuy xëccoo moo xam ne du ma bàyyi mu ne waa ji bindal loolu moo nekk ci dossier bi tey. d'accord te man loolu mooy li may wax foofu laa ci yem la ca des ñoo créé seen dossier nañ ko gérer parce que nag dossier bi am ñi ci nekk ñëpp ci complot ba ci général Moussa Fall. mi ne ci complot bi. laajal enquête interne bi am gendarmerie. bu ñu egg ci procès moom lu mu ci def. général Moussa Fall ci boppam moo jiite complot bi wala loxo mi ngi ci biir xam nga man li may wax dama koo ragalul su dee Macky Sall laa ragalul du ay nit keneen ak keneen moo tax ñu gaawantu jëlee fa Tine promouvoir ko moom ba pare dem ut ay ngàndaay ne ko su affaire yëngatoo xeexal waaye ñoom mënuñu dara contre le peuple man gis nga dossier bi dama la ci raconter benn anecdote bi coow amee dafa am ku ñëw gis ma ne ma woy léegi sa combat dafa jël dimension internationale te yow gannaaw nga manqué il faut nga am réew moo adossé wu te nag jàpp naa ni Russie doole gi mu am te gars yi moom la ñu ragal et cetera ma ne ko sëñ bi ma ne ko du ma adossé wu ci benn réew man xaw ma benn président de la république xaw ma benn multinational gis nga gannaaw yàlla mi ma gëm peuple Sénégal bii laa dénk sama bopp su peuple bi nee waaw la su nee déet la du ma dem ci kenn te peuple boobu moo ne woon déet te peuple boobu tey la gën a mën a taxaw ni déet li ci des nag dossier bi ma delloo wax ko gisuma ci àdduna ku ci mun a condamner Ousmane Sonko lu toll ni tarfatayeen ñaari moo mun a am non-lieu classement sans suite te buñ ci def nag fa la dossier boobu di commencer ndax ñi ci bokk ñëpp dinaa leen topp ñoom ñëpp ils pourriront en prison ne serait-ce qu'à la mémoire des 14 personnes yi nga xam ne seen complot bu ñàkk fayda bi rey na leen et ne serait-ce que pour le combat bi nit ñi mëne du rek jigéen ñi de ñun ñëpp a ko mëne contre le viol ñu bëgg ko banaliser utiliser ko comme arme politique viol fekk nit mu ne bëgguma nga ne tey forcé di nga def loolu nit bu normal mun na ko def ñu bëgg ko jël banaliser ko di ko politiquer bàyyi nit dee ci ne serait-ce que pour ça dégg naa ñu naan waaw man jeune VP ñaar laa lañ ñaan nag buñ ko rey. buñ rey kan. ndaw si parce que dañ koy rey. ñu ngi koy wax loo. ñu ngi koy wax loo mu naan ay xaru laa bëgg ak essayé naa xaru dinañ ko liquider su moytuwul ay mbokkam nag laay waxal bu ñu fexe ba ndaw si ñoom ñoo ko yor ndax comme nee nañu police a koy garde kon mi ngi ci loxo Macky Sall nañu fexe ba ndaw si karaw sax bu mu ko manqué muy benn ñaareel buñ ko génne réew mi parce que ay je suis à l'étroit mënuma taxaw sax sama balcon dama bëgg a génn réew mi déposé nga plainte di génn dafa mu dem na juge bi jël responsabilité am woo ma déglu ma bu nee classement sans suite mu yem foofu bu nee nañu dem procès ñu dem procès. pare nga pour procès. soo parewul di nga dem procès. kon mais juge boo révoqué ba pare d'accord ci moom. moom la ñu nommé moo ko war a def. waaye teewul révoqué naa ko. te dama ko teg ci fait. dama ne la juge boo xam ne. yow jël nga position ba pare sur un dossier mënatoo am objectivité. waaye lan moo waral dossier bi ñu téye ko ba léegi. ba pare yebal ay nit ci télé yi ñuy wax suba ngoon. moo tax ma ne la. Depuis le début, j'ai dit dossier du dossier judiciaire, dossier politique là. Un dossier politique ne se règle pas judiciairement. Est-ce que yaakaaroon ni que en mars 2021 nee nga sànq Macky Sall duma woon ngeen ko période boobu mais est-ce que yaakaaroon da ngeen teel a lâcher la pression li tax ma wax ko mooy ci jamono yooyu am na benn mémorandum boo leen bindoon am ay sàqute yoo leen ci defoon waaye ba léegi mémorandum boobu ça reste à l'état
yow yaa ngi nii ñu jël contrôle judiciaire gàll ko sa loos boobu ba léegi dematoo dikkatoo est-ce que yaakaaroon ni moment boobu en mars 2021 ak fi réew mi toll woon la pression bi ngeen defoon ba nga xam ni peut-être face réew mi ak moom ni mu yoree réew mi dina soppeeku da ngeen teel a lâché période. non gëwuma ko xam nga bu ci njëkk bi mooy man de maa ngi dem ak ki ñëw di participer ay élection di dem fu ma neex. waaw mais génnoo réew waaye non xam nga nee naa la man génn réew mi saa su ma demee ba jàpp ni dama war a génn réew mi li ma war a def naa ko def musuma nekk tukkikat ñëpp xam nañ ko. mais c'est que waaye jamono yi bi yooyu di xew. waa dafa am ñaari programme yoo sumboon. benn bi nemmeeku tour. fii Sénégal. waaw d'accord kon fii Sénégal. fii Sénégal ok parce que suñu agenda lan la woon jamono jooju ba élection locale fii la Sénégal ñu ne woon kon fii la nemmeeku tour c'était faire les 45 départements à l'époque. Sénégal ngeen ko jagle woon Sénégal ngeen ko jagle woon. ñaareel bi mooy dama ni Momar man maa ngi ni def émission maa ngi tukki je suis maire de Ziguinchor fu ma neex ci Sénégal ma dem ñi bokk ci complot bi yëpp tey ñoom ñi ngi ci xat-xat am na ñu nekkoon assemblée nationale di tëb di dal gaawantu voté tey sàng nañ leen suuf néew ma maa ko tax de déedéet yàlla rek mooy rey mais dama ne ba ñuy def ñoom lay woon seen yéene ak fi ñu mujjee am na ñu ci nekkoon di tëb di dal tey defe naa kañ lañ leen war a defal procès ña nga tey ndungu siin man maa ngi dox tranquillement su dee tukki rek moo des tukki te jamono ji man bés bu ne ma def conférence call ak waa diaspora bi yëpp jamono ji tukki du sax nécessité maa ngi fii ci sama jàmm ak sama afia ñi ca nekkoon di complot ku ci dem élection ñu duma la ñoom ñëpp perte nañ seen élection te man maa ngi gagné samay élection kon yàlla mi ngi wax ak ñun. yow da nga jàpp ni yàlla ay acte. li ma bëgg a wax foofu rek mooy teeluñu lâché waaye gis nga dafa am fooy toll ci réew il faut nga élever wu ñun lu ñu def patriote moo koy def lu ñu def ku bëgg sa réew moo koy def waaye lu ñu def it ku sédd ñi nga nekkal ci réew moo koy def parce que bul fàtte ne ay kilifa dañoo yónnee ñaan ñu. ay kilifa dañoo yónnee nañu suñu sañoon doxaleen nii te kilifa yëpp xam nañ ñun toojuñu loolu moo ci am solo ñun dañ doon défendre te ce même appel à la résistance tey laa ko gën a lancé nañ ma jël si kon boo eggee foofu te réew mi mënoon nañu continuer fu muy mujjee suñ ci tegoon ñeenti fan Macky Sall daanu na wala ñaar sax mais ku la wax ni du armée mooy jël nguur gi kon ñu nekk ci problème yi am yeneen dëkk yi am yéegal wàccal transition bi ñaata temps la dugg na fi génn fi moo tax ñu ne ay kilifa ñaan nañu la ñu bëggoon am nañ ko ñoom li ñu bëggoon ñàkk nañ ko kon nañu sauver les équilibres moo tax keroog bi may wax Macky Sall maa ko sauver de moom fu mu jullee war na maa ñaanal maa ko sauver yëral waay yëral xam nañu jotali yëral